Professeur Demba Diédhiou bu hôpital Abass Ndao c'est vrai que actuellement ñu ngi ko fekk ci yoon waaye terewul bëggoon nañu jokkoo ak moom mu ñaax ñu sensibiliser ñu waaye wax ñu itam lu xew ba koo romb mu ngi ñandu wala mu ngi grippe wala mu ngi am fièvre daanaka ñu bëri ñu ngi nekk ci li tubaab tuddee état grippal loolu nag bëgg nañ ci ay explications puisque nous on ne parle jamais sans l'avis des spécialistes professeur mu ngi ci ligne bi ñu ngi lay nuyu professeur di jéggalu ndaxte yaa ngi ci yoon ñu xaw jaaxle nag ndax fan yii yëpp daanaka dañu seetlu ni sénégalais yu bëri ñu ngi jàmbat grippe ñu ngi jàmbat soj ñii ne Covid bi la ñi ci des ne du Covid muy mbir mu xaw a yéeme sañu ñu wax ni épidémie la parce que duñu ay spécialiste waaye tungu ne du teew ñuy nataal ñu ngi lay nuyu professeur. waaw maa ngi nuyu auditeur ak auditrice yu RFM maa ngi nuyu Sénégal yëpp. parfait xam naa yaa ngi ci yoon li nga nekk diggante Gambie ak Sénégal yaa ngi TFM en direct ak Pape Cheikh ci Midi Plus on aimerait savoir lii xew sénégalais yëpp di ko jàmbat xeetu soj la ñii ne grippe la am na ñoo xam ni sax sibbiru la leen di def yow borom xam-xam bi lan lañ ci war a xam ci lii am fan yi ci dëkk bi professeur. waaw merci maa ngi leen di remercier ci question bi. comme ni nga ko waxee maa ngi ci diggante yoon di dem ci sama gàmmu bu nekk Bignona gàmmu El Hadj François Bodian. moo tax certainement peut-être communication dina am problème. c'est pas grave. mais dañu nekk ci période de transition boo xam ne dañoo jógee ci nawet bi ñoo ngi dugg ci période sedd bi. donc période de transition boobu nag mun na joxe ñaari façon feebar yoo xam ne ñaar yëpp day mun a feeñu ci mbirum yaram buy tàng mais aussi mun na feeñu ci yaram boo xam ne buy metti mais bu dee nag da ciy am soj boo xam ne da ciy yokk loolu nag war na gën a mun a niroo loo xam ne ci soj bi la bokk moo tax période bi nag képp koo xam ne nag da nga am lu niroo ni pali mooy yaram bi di tàng yaram bi di metti ba pare nga yokkaat ci soj wala ngay sëgët war na mun a niroo nii feebaru soj la te feebar soj yi nag dafa bëri am na feebar soj boo xam ne boobu la ñuy faral di am balaa corona bi di ñëw mooy la grippe n'importe quelle grippe parce que corona la aussi grippe la mais depuis quelque temps nag xam nga nii jot nañu romb ñetti vague ñoo ngi ci ñeenteel vague bi mi ngi ni di lëmbee Europe donc Sénégal actuellement képp koo xam ne soj nga war nga mën a yaakaar ni corona ngi ci biir nga dem hôpital ñu xool la. mu ngoog mais est-ce qu'on peut parler du variant que moo lëmbee dëkk bi wala épidémie de grippe rek la. actuellement ñun dañ leen di mën a wax yoo xam ne loolu la ñuy gis ci hôpital mooy test yi ñuy def actuellement boo defee ay 10 test ci koo xam ne day ñëw ci ay signes yoo xam ne dafa niroo grippe mooy lan ngay soj yaram bi di metti ngay mel ni yaram bi day tàng ngay sëkkat wala di miir buñ ci xaymaa 10 personnes di testé presque 6 personnes yi am nañu test positif ci Omicron. donc dañuy nekk comme ni ma la ko waxee rek ci benn phase de transition boo xam ne sedd baa ngi ñëw mooy janvier ak décembre donc période boobu mooy période soj bi mais aussi période boobu actuellement dafa raxaale ak Omicron boo xam ne jóge na Europe comme les territoires aériens ne sont pas fermés évidemment attendons-nous certainement à une probable certainement 4e vague mais dinañ ci dellu ci par rapport Omicron bi naka lay manifester ci nit par rapport beneen boo xam ne boobu la ñuy faral di gis. Est-ce qu'on peut avoir peur? Est-ce qu'on peut avoir peur? Oui, on peut avoir peur parce que la capacité de transmission dafa am doole. Actuellement ci hôpital bi comme nu ma la ko waxee aussi bien ci personnel bi ci population bi nag la capacité de transmission est une capacité qui est très élevée. Maintenant différence bi fan la nekk ak corona boo xam ne bu weesu bi nag bii nag di nga am manifestation mooy manifestation yi ma nekk di wax nii mais à la différence bële bii rarement la ñu nekk di gis ay manifestation respiratoire mooy manifestation respiratoire yoo xam ne yooyu ñooy faral di lorange ci population sénégalaise bi. alors ñun ñëpp ñu ngi def li tubaab tuddee automédication man mi dal na ma quelqu'un m'a conseillé un traitement il n'était pas médecin je laissais y en a itam ñuy jëfandikoo ay ngeer ak xorompolek miel ak citron qu'est-ce que vous nous donnez comme conseil ci bu ñu bëggee wér. le premier conseil bu njëkk ba ci mbirum Omicron bi mooy naka la ñu mën a fexe ba Omicron bi bañ ñu dal
Omicron bi bu ñu dalee naka la ñu mën a fexee ba ñu bañ ko wàll nit mooy la prévention. Et la prévention certainement dinañ ci dellu ci à la fin. Mais aussi l'autre élément mooy balaa ngay xool naka ngay éviter bañ ko jox nit day fekk yow nga def test bi mu positif. D'abord waaw parce que gis nañ ñu bëri ñu ngi am manifestation yi di toog seen kër xam nañu ni moom la mais dañuy préférer dem pharmacie di jël ay garab yoo xam ne docteur def ko. c'est pour cela nag conseil bu ma ci mën a joxe képp koo xam ne yow am nga signe yoo xam ne yooyu laa jógee jot a jox nii nga dem hôpital ñu defal la test bi boobaa nag efficacement di nga mën a aar sa bopp mais aussi di nga mën a def de telle sorte que doo ko wàll kenn mais la meilleure façon c'est les mesures barrières yuy fexe de telle sorte yow doo ko wàll nit mais aussi doo ko jëlee ci nit. donc ku ci yëg même lii ñu tuddee sot nga xaw a sot tuuti li gën mooy nga dem kër docteur mu defaral la test bi. moi je considère que boo sojee actuellement war nga mën a considérer ni da nga am corona jusqu'à preuve du contraire. Et par rapport à ça lu gën pour yow pour sa environnement pour mais surtout pour sa doom mooy lan nga dem def gaaw a def test bi boo ko amee boobaa nag yow di nga xam naka nga war a mën a taxawee pour nga bañ ko wàll nit fi mais aussi naka nga mën a war a taxawee pour faju bi gën a gaaw parce que plus di faju bi di gën a gaaw plus le corona du la mën a lor. Et côté prévention lan nga ñuy xelal. Par rapport à la prévention elle est une prévention individuelle mooy nit ku nekk mais aussi une prévention collective. lu ñu nekk di def nii mooy sensibilisation bi ça fait partie de la prévention collective. Super naka la ñu mën a joxe information bi de telle sorte képp koo xam ne fu mu nekk mu xam ban taxawaay lay def mais au-delà de la prévention collective il y a la prévention individuelle. nañu raxas loxo yi nañu sangu régulièrement ba set mais surtout nañu sol masque maa ngi nii ci dem ci benn gamu yi fu ñuy dem nii ci période corona bi normalement nag ku nekk da nga war a yoraale say masques yu bëri mais aussi au-delà des masques il va falloir ñu opter les mesures barrières mais aussi la distanciation sociale mooy ku nekk ak sa nekkandoo ngeen def benn distance de 1 mètre loolu dina tax ba ku ko am du ko mën a wàll kenn ki mais aussi keneen bu ko amee chance bu mu koy wàll day tuuti lool donc prévention individuelle mais aussi prévention collective. Voilà et puis dernière question dégg naa ci ay borom xam-xam ñu ne variant bi di Omicron du gaañee mettiwul noonu il paraît. Au-delà maintenant lu ma la wax ci prévention collective individuelle n'oublions pas la vaccination. Parce que nag man personnellement def naa vaccination bi def naa samay ñaari dose jot naa ci am corona comme ñëpp. mais amul benn manifestation majeure simple grippe rek laa amoon. mu tane comme quoi la vaccination day permettre nit ki même bu ko amee sax. forme Covid bu muy am du am doole donc ça c'est l'élément essentiel maintenant par rapport ak sa question bi évidemment et effectivement Omicron bi amul niveau de gravité comme corona boo xam ne boobu la ñu weesu gis mais nag bu tombee koo xam ne wax dëgg nag dafa bëri ay yenn feebar yi comme diabète obésité hypertension mais yenn feebar yi chronique yi nag ba pare teelul jóg faju corona bi war na ko mën a sonal parce que le corona est un virus et ce virus a été un virus en rapport avec le SARS-CoV-2 mooy corona donc mun na lorange bu dee nit ki jëlul matuwaay yu mu war a jël. Voilà merci en tout cas professeur ci disponibilité bi yaa ngi ci yoon ñu ngi lay ñaanal nga àgg ak jàmm wax ji leer na professeur Demba Diédhiou bu hôpital Abass Ndao doon indi ay explications jëm ci sensation bi la nga xamante ne sénégalais yu bëri am nañu ko surtout waa Dakar yi ci xeetu socc sëxët ak ñandaxit yu génn bakkan yu fat yaram wu tàng courbature yaram yuy miti état grippal daanaka ñu bëri daf leen dal man mi daa jàpp saay bët léegi dama yeewu foog ñu dama silmaxa ndeketu yow fièvre bi laak ñoom seen mais bon traitez-vous y a des conseils souvent yu ñuy joxe ci ay mbir yu ñu mën a jëfandikoo ñoom laaj ñoom citron ay ginger en tout cas moi tout ce que j'entends que mu baax dama koy jëfandikoo mais c'est toujours mieux d'aller voir un spécialiste dem leen kër docteur comme ni ñu ko defee léegi waxtaan ak professeur bi la nga xam ne ni ma nga ñu fekkoon hôpital Abass Ndao en tout cas ñi xaw tawat
actuellement ñu ngi ñaan yàlla fëgg seen bopp et puis protégez-vous n'oubliez pas portez vos masques et puis ngeen gën a respecter yi ñu tuddee ay mesures barrières voilà donc c'était une petite parenthèse qu'on a voulu ouvrir pour yéen ñu jëm leen a sensibiliser par rapport ak période bi la nga xamante ni on nous parle de variant bu bees tudd Omicron et on nous parle aussi de grippe bu xaw a lëmbee dëkk bi ci nit yu bëri donc merci au professeur Abass Ndao di professeur Demba Diédhiou. Allez midi 2 mooy doog a jot on écoutera de la musique quand même dans quelques instants loolu mënul ñàkk remonter wu tuuti féexal xol yi xam nga jamono moom neexul pour kenn voilà ku nekk da ngay jéem a sagu jéem a forcer mais quand même la vie elle est comme ça pour tout le monde donc du coup di déglu musique de temps en temps dafay féexal xol on écoutera une belle chanson d'amour interprétée par Pape Diouf ak Génération Consciente mag ji moom dañu koo bëgg xam nga fan yii yëpp toogul diggante dëkk yu bëri mu ngi fay amal ay spectacle alors cette chanson d'amour on vous l'offre bu ko defee ñu bégal leen ci juste après nag ñu indi benn par benn sujet yi ñu leen préparel en attendant ajot Ndeye Diouf di ñu fekk si ci plateau bi moom nag c'est la reine du Ngoyane elle prépare son événement fële ca théâtre national Daniel Sorano woy wi nag woyu mbëggeel la bu dee yéen a ngi bëggante ñu may leen ko ndeysaan lu ma teg pour téléspectateurs yi yéen a koy fecc ci ginnaaw vous êtes grave hein? Vous êtes dangereusement dangereux c'est vrai que xol du oom nag ba ñu koy bës une belle chanson d'amour interprétée par Pape Diouf ak Génération Consciente ñu ngi koy béggee fu ñu toll moom Pape Diouf di béggal nag ñi bëggante ñëpp c'est vrai que mbëggeel moom dafa voilà dafa neex quoi mbëggeel dafa neex quoi boo ci nekkee sax ci nga koy xam surtout mbëggeel gu bees muy débutant yooyu vous vous appelez tout le temps vous vous écrivez tout le temps tu as bien dormi est-ce que tu dors qu'est-ce que tu fais est-ce que tu as mangé voilà c'est des périodes yoo xamante ni yàlla bu mu ump kenn en tout cas on a voulu vous faire plaisir avec cette chanson interprétée par Pape Diouf ñu ngi jëm nag ci ay élections ça tout le monde le sait waxuma rek candidats yi ak seen ay coalition ñoom ñëpp ñu ngi ci defar ay photo ay t-shirt ak ñoom seen waaye ñu ngi defarlu itam ay bulletins de vote lu toll ci 12 millions de bulletins de vote la ñuy defar pour ñetti coalition ca imprimerie Tandia muy Convergence patriotique pour la justice et l'équité muy nay leer muy coalition defar sa gox ak République des valeurs xam ngeen ni élection yi fukki fan ak juróom-ñett daanaka moo ci des maanaam 18 jours ay élection territoriale la focus bi nag tey ci midi plus bi dañu ko jagleel defarub bulletin de vote yooyu le muy élément bu essentiel ci processus électoral bi on s'est rendu ca fi nga xamante ni moo di imprimerie Tandia àndoon fak Cheikh Diop ak nga xamante ni mooy Yao Gervais ñu nekk fii ci imprimerie Tandian ay fan sënkam des ci li nga xam ne moom moo di élection territoriale yi nag file machines yi taxawuñu benn yoon ku ci nekk pàcc wa mu féete ma ngay def wàllam ngir amal li nga xam ne nag moom moo di bulletin de vote yi mu doon itam aw élément bu essentiel ci li nga xam ne moom moo di processus électoral bi. bulletin yëpp ñaari couleur lay génn en fait quoi ñun suñ ko traité ba pare dañ koy génne ci ay film lu ñuy wax film suñu génnee film ba pare dañ koy jox laboratoire bi nag moom moo koy def en grand daf koy def par exemple 8 poses ou 9 poses su ko defee en grand ba pare film yi daf koy jël gravé ko ci ay plaque aluminium plaque yu sew la yu aluminium léegi su pare ci plaque aluminium yooyu daf koy jox machiniste bi. salle des machines yi di daw ngir rek joxe mbir mi ci anam ba mu waree. file bokk na ci lu ñu fiy defaree nag ñetti bulletin de vote ñetti coalition Convergence patriotique bu Diop Sy ak République des valeurs bu Alassane Sall ak defar sa gox bu Adama Faye ñetti coalition yi ça fait à peu près entre 11-12 millions de bulletins. pàcc bu mujj bi nag laataa ñuy amal li nga xam ne nag moom moo di emballage ak itam livraison la ñu dippee massicotage ginnaaw bi nag lu toll ci fukk ak ñaar ci ay millions yu bulletins nag daañ ko jébbal école police gën gaa yées fukki fan ci weeru janvier atum 2022. voilà mu ngoog Cheikh Ngoné ñu ngi lay gërëm bu baax on te retrouvera certainement ak rédaction bu télévision Futur Média au-delà du journal yaa ngi def ay reportages itam yu am solo loolee bëggoon nañu ko partager ak yéen téléspectateurs wala internautes
jëm ci waajtaayug élection yi ci façon bi nga xam ne ni moom la ñuy liggéeyee lii ñu tuddee ay bulletins de vote dina toll nag daanaka ci 12 millions de bulletins de vote qui seront donc fabriqués pour 3 coalitions yoo xamante ni ñoom ñooy dem ci élection territoriale yooyu le focus boobule ñu ngi ciy gërëm suñu ay reporters c'est vrai que Sénégal nag ku wax lii wax lële lu jëm ci qualité wu communication bi ñuy amal fii ci Sénégal ci wàllu téléphonie mobile consommateurs yi xam nga bëri na ay jàmbat yoo xamee ni def nañu ko muy opérateurs yi fi ne opérateur de téléphonie mobile yi loolu nag moo tax kii di Amadou Kanouté ak équipe am ñu ngi focaliser wu ci enquête bi jëm ci nit ñi ni ñuy jëfandikoo téléphone yooyu la enquête bi def nañu ko ci 14 régions fii ci Sénégal ci lu toll ci 1473 personnes enquête bi nag li mu génne mooy qualité wu jokkoo bi ci wàllu téléphone mobile nekku fi c'est-à-dire amul qualité ci wàllu jokkoo daanaka moitié ñiy jëfandikoo téléphonie mobile fii ci Sénégal ñu ngi estimer ni daanaka sanction bi ARTP joxe dañu ko mérité dañuy déglu Fatou Bintou Conté mi nga xam ne ni seq nañu waxtaan ak kii di directeur exécutif bu Cisodev Afrique ci enquête boobule. bi ñu dégloo coow li am ci diggante ARTP ak ñi nga xam ne ñoom ñooy opérateur de téléphonie mobile yi nekk fii nii ci wàllum qualité de service bi Cicodev moom dafa dem delluwaat wax ak ñi nga xam ne ñoom ñooy consommateurs yi lée ñi nga xam ne ñoom ñooy ndeyu mbilli gi. nag ba ñu paree déglu loolu yëpp déglu opérateur yi déglu ARTP ñu ne mais boo xoolee ndeyu mbill mi kan la ndeyu mbill mi consommateur bi la usager donc nañ jël carte bi daal di koy jox ndeyu mbind mi. amal nag benn enquête ci fukki région ak ñeent yi nekk fii ci Sénégal ci échantillon de 1473 consommateurs enquête boobu nag di wane ni li nga xam ne moom moo jëm ci qualité service ci 3 opérateurs yooyu nag des na. fanweeri nit ñoo ci d'accord gaa ji ne qualité bi baax na xam nga loolu li muy tekki mooy 70% maanaam fukk yoo jël juróom-ñaari. dinañu qualité au service. li jëm ci accès réseau ak internet dafa nekk loo xam ne problème bu mag la ci ñi nga xam ne ñoom ñooy opérateur yooyee. maanaam dafa mel ni fukk yoo jël lu tolloo lu jege juróom yi moitié bi nee nañu problème mu réseau mooy li gën a tànn seen problème bi ñuy am ñu ne leen lan moo ci tegu 43% téeméer yoo jël ñeent fukk ak ñett nee nañu jot ci internet lu métti la jafe na trop. sanction yi nga xam ne nag ARTP teg na ko seen i ndodd ñoom opérateur yooyu nag askan wi ñu laaj ci genn wàll gi dañoo xam ne dañoo xamal ni ñoom lu mu mérito la. téeméer yoo jël juróom fukk ak juróom ñett yee nee nañu daan yooyu c'est mérité mu am 13% téeméer yoo jël fukk ak ñett yoo xam ne nee nañu liñ leen daan sax dafa tuuti. mënoon nañ ko gën a yokk sax pour wane rek ñoom seen ñàkk a mbégte. Cicodev nag ma ngay delluwaat di ñaax ñi nga xam ne ñoom ñuy opérateur de téléphonie mobile yi ñu war a mën a taxawal ay mécanismes yoo xam ne askan wi war na ci mën a amal ab recours ngir nag mën a def ay réclamations. mu ngoog ñu ngi gërëm bu baax Fatou Bintou Conté moo ñu doon expliquer polémique boobu la nga xamee ni am na ci qualité service su téléphone entre ARTP ak ñett ci ay opérateurs de téléphonie mobile fii ci Sénégal bi élément bi jàll maa ngi waxtaan ak sama xol ajot Ndey Diouf mu Serigne Fallou sama yaay sama chéri xam ngeen ni man la woyoon ci sama yaay may ma Papa Ndiaye dama koo nopp loolu yàgg naa ko expliquer mu toilettu nag def sañse bu rafet ñëw fas yéene waxtaan ak ñun ci 14 janvier nag waxuma mag ñi rek waaye xale yi sax Ndey Diouf moo tax ñu bëgg ngoyaan da ngay gis léegi ku ci xewle buñ la tëggalul ngoyaan wala jot Ndey Diouf bu ñëwul doo bëgg moo tax nag le 14 janvier bii daañ ci waxtaan xam naa ci kanam tuuti ci plateau bi mais en attendant ñu dem ci li nga xam ne ni moo jëm ci may leen ma ñëw rek voilà mbalit mi ok xam nga sujet yëpp la ñuy jéem a traité dañoo bëri ay cas yu am solo ci Midi Plus bi mbalit mi xeex ko ak ni mu bëree ca dëkk bu ñu naan Ndar xam nga bu njëkkoon daan nañu def ay set setal
ba Dial Mbaye sax woyoon ci woyu rëy set setal yooyu nag am na ay citoyens yu averti yoo xamante ni jóg nañu ci seen i gox di ko fa amal moo tax ñu dem ca fi nga xamante ni moo di Ndar ñuy nettoyer ay points yu sensibles lu ñu fa relancé la par le ministère de l'urbanisme et du logement lu toll ci ay points yu bëri 18 points de décharge sauvages ont été nettoyés ba noppi itam ñu aménagé ko pour lutter contre ces dépôts sauvages là parce que bëri na ci ay bërëb yoo xam ni dañ fay sànni ay mbalit nu mu leen neexee ñu dem nag ba tuddee ko ay dépôts sauvages ministre bi mu ngi annoncé ni daañu recruter lu toll ci 200 nouveaux éléments ci ville Ndar pour renforcer dispositif bi Ousseynou Diop lañ ciy àndal. bi ñu war a xeex lépp lu jëm ci wàllu mbalit mi ci Sénégal rawatina ci dëkku Ndar bi daan nañ koy tàmbali fukk ak juróom-ñetti ci ay poñ yoo xamante ni mbalit mi dafa daan jëlaañoo loolee dindi nañ ko fa ministre Abdoulaye Seydou Sow bi nga xamante ni moo jiite lépp lu jëm ci wàllu hygiène publique nee nag loolee daañ ko wéyal. 18 points de décharge yu fi nekkoon nga xam ne mbalit kese la woon ñun defar ko ba mu set wecc waaye defar ba mu set wecc baax na loolu waaye président dafa ne nañu def xeex ak mbalit mu nekk comportement de tous les jours. ci gis-gisam ndax dañ ko war a gën a setal moo tax sax jàpp na ni liggéey bu ni mel daan ci gën a taxaw recruter waat lu tollu 200 ci ay doomu aadama ngir ñu mën a setal dëkk bi. ci ay fan yu néew fii ak ñaari fan ba ñetti fan danañ renforcer personnel bi nekk ci biir Saint-Louis danañ recruter près de 200 personnes pour ñu jàppale leen ci nettoiement bi aussi ñu jàppale leen ci surveillance. maire Ndar Mansour Faye gis ni liggéey bi am nay jéego yoo xamante ni def nañ ko waaye nag mooy gën a ñaax askan wi ñu gën mën a taxaw ci setu dëkk bi. yenn point sensible yenn point yu dur yi nga xam ni maanaam c'est pour orienter les populations pour bu ñuy sànni seen mbalit yi non seulement ñu def ko ci poubelle yi wala aussi ñu def ko les points donc de collecte mooy les points de rassemblement donc des ordures mooy les PRN. Ndar géej ñu nemmeeku yenn place yoo xamante ni mbalit mi dafa daan jalaañoo fukk ak juróom-ñett ci ay place yoo xamante ni nag loolee nekkoon na fa daan nañ koy dindi ñu ne nag la ñu bëgg mooy setal dëkk bi. mu ngoog ñu ngi fàttaliku li Dial Mbaye woyoon à l'époque setal bi ci réew mi setal na mim réew. kon gaañu bu ñu noppee dañuy xumbal fuural c'est vrai que Sénégal neexoon na parce que dañ daan setal quartier yëpp set et puis le soir ñu organiser ay xumbal ak fuural léegi fuuralatuñu xumbalatuñu amatuñu jot bi waaye terewul am na ay nit yu am valeur jóg di setal seen ay gox ak goxaan donc projet bu am solo bi ñoo ngi ko gisee ca Ndar àndoon ceeg ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique qui promet que dina recruter lu toll ci 200 nouveaux éléments ci ville Ndar pour jéem a renforcer dispositif bi loolu itam voilà c'est des choses qu'il faut saluer moo tax ñu koy waxtaanee ci midi plus bi midi 21 mooy doog a jot ci kanam itam daañu ànd ak Mamadou Ndiaye ci li nga xamante ni mooy lëmbee internet bi bokk na ci borom cu siwa ceeb bi tuuru ci train bi bërki démb ba noppi itam on parlera WhatsApp entre autres c'est ce que tu proposes ci kanam Mamadou Ndiaye ci ce journal du web. maa ngi lay nuyu El Hadj di nuyu téléspectateurs yeeg internautes yi tey jii nag li ñuy njëkkee mooy actuellement vidéo ki nga xamante ni moo këppoon si ceeb bi ci terre bi wax na vidéo bi tey ci kanam incha allah dinañ ko découvrir wax na li tax mu loolu dal ko du tayef expliqué na mais surtout wax taxawaayam et surtout tamit ni mu gisee terre bi. interview la mën nañ ko waxee boo xamante ne xam nga léegi grâce à nos téléphones portables. gars yi télé ci poche la ku nekk. tout le monde est journaliste. voilà tout le monde est journaliste gisoo waa ji koy interviewé noonu. ci kanam dinañ ko découvrir ku am fit la comme man rek. voilà dinañ ko découvrir ak téléspectateurs yi ndaxte préparé nañ leen interview bi daal di koy partagé ndoo ak yéen comme ni muy demee ci internet yi actuellement bokk na ci statut WhatsApp yi ñëpp a ngi koy partagé ci réseaux sociaux yi dinañ waxtaanee aussi li nga xamante ni WhatsApp lu yees la ndaxte indi na leneen lu bees waxtaan ceeg benn spécialiste ndaxte lu am solo la ndaxte temps yi plateforme bi gis ngeen ni changement yu bëree bëri lay indi surtout ci atum 2022 bi ñu dugg léegi daal indi na leneen lu yees loo xam ne dinañ ko découvrir ndoo ensemble ak spécialiste bi nga xam ne interviewé nañ ko dinañ waxtaanee aussi beneen vidéo boo xamante ne waa ji la depuis démb ci TikTok mi ngi def buzz mooy ki naan fi mu ne nii daal dafa bëgg a dem États-Unis ndaxte yu bëree ko naqari fii ci réew mi turu dëkk yi ay Pout nee na ay Boone nee na boo demee États-Unis ay Manhattan ngay dégg. wax na dëgg ay Denver. fii ay Maabo ngay dégg xam nga alors que boo demee Amérique ay Las Vegas. xam nga fii ay Maabo ay Ndumbe. voilà ay Nday
ay jaxeer ay mbiida non mais vraiment il a raison mais quoi. en tout cas reetaan la ñu bari ay ndeela ak tey ay coro je pense El Hadj mën nañ seetaan vidéo bi vite fait. nañ ko déglu kay li mu bëgg laa bëgg damay dem. acca am yàlla war na Serigne Touba ak sama maam Serap Fall man dama bëgg a dugg États-Unis Sénégal doy na chaque jour sama live mënatuma fi live dama ñàkk pexe nekk fii bàyyi lu ma gën a soof Sénégal mooy da ngay bëgg fukk juróom tëla gel boo doxaan mu bañ boo yorul doo añ loolu ba kañ li ma gën a soofati seen turu dëkk ay Pout ay Boune États-Unis ay Bahamas ngay dégg and Cincinnati Washington DC Harley Bahamas Denver loolu laa bëgg a dégg Las Vegas ba ci turu gel yi ay jaxu ngay dégg ay jaxeer man dama sonn ci turu yu naqari yooyu fe ay Rihanna ngay dégg ay Ashanti ay J-Lo xam ay Alia lu la mais El Hadj dama ko bëgg dama ko bëgg a wutal visa jëndal ko billet mu dem Amérique. non en tout cas waa ji mi ngi rey nit ñi ci statut yi ndaxte xam nga statut WhatsApp yi gars yi moment yi gars yi di stressé wu. noo def am kenn koo xamante dina génn reetaanloo nit ñi fàttaloo ñu suñu problème kenn mënu fi stressé en paix en fait. kenn mënu fi stressé ci jàmm. bon ben merci on te retrouve donc tout à l'heure. Inch'Allah. Et puis à propos du train express régional c'est vrai que fan yii yëpp ñu ngi seetlu ay actes d'incivisme ci biir autorail bi ay nit yu teg seen i tànk ci toogu yi ay siwo ceeb ak siwo cu yu tuuru nee nga am na ku waxtaan ak ki defoon loolu d'ailleurs am na benn livre boo xamante ni ñu ngi ko tuddee problématique de la citoyenneté au Sénégal c'est vrai que problématique la lu neex waay def mbedd buur la boo gisee ay mbir yoo xamante ni gouvernement moo ko def pour dëkk bi lu neex waay def ci seen naa barki dem bu rigol yi ab sàcc bu dem teggi ko dugal ko ci sa yégal ko ci saretam dem pour jaay ko yooyu yëpp nag ay problème la yoo xamante ni on a rencontré Mandiaye Gaye qui a fait un livre tuddee ko problématique de la citoyenneté au Sénégal nee na ci ay kàddoom il faut que ñu instaurer service militaire obligatoire destiné aux jeunes on écoute ce reportage pour plus de détails. kenn ku toog comme ku nekk ci salon keneen ku doon jéem yóbbaale ñam waaye mu daal di tuuru lu ëpp tuuti benn semaine gannaaw ba ñu defee lancement train express régional comportement ñenn ñi nag tàmbalee jaaxal ñëpp. TER bi bu ko nit ñi defee seen moomeel rek di doxalee TER bi ni ñuy doxaleeg seen kër ni ñuy doxaleeg seen alal bu boobaa jafe-jafe du am bu ñu jàppee ni alalu jàmbur la alalu buur la alalu nguur gi la bu boobaa rek xëy na jëfandikoo bi ñuy def ak TER bi. mën na waroo ak li ñu war a def ci yoon mais bu ñu ko defee seen moomeel sa diggu kër par exemple am na loo xamee ni doo ko fa def sa néeg am na loo xamee ni doo ko fa def sa saal am na loo xamee ni doo ko fa def donc boo nekkee sa biir kër boo lekkee am na fooy tuur mbalit yi des boo defee noonu itam boo nekkee ci TER bi boo nekkee ci mbedd bi xëy na boo amee mbalit di nga au lieu nga sànni ko ci suuf nga sànni ko am na ay mbalit yu nekk foofu nga def ko fa boo ko gisul nga denc ko ba gis mbalit nga doogaa di ko def. balaa yile acte nag ñu gis ne ñu bëri dañoo bàyyeeku ci wàllu discipline ci biir stade yi ci tali yi wala sax ci arène nationale. yar bi aussi dama yaakaar ne service militaire dafa nekk loo xam ne lu am solo la man bu ma sañoon xale yëpp daañu jaar ci service militaire parce que place su yar la boo fa nekkee doo def lu la neex liñ lay sant loolu ngay def boo yàqee am na daan boo xam ne dañ la koy teg loolu dina tax ñu tàggat xale yu ndaw yi ñuy góor ak jigéen ba bu ñu génnee ñu am truc te dolli ci nag boo jaaree ci service militaire am na métier boo xam ne dañ la ko jàng doo génn sans métier ak lu mati doon mën nga fa toog comme nekk militaire mën nga génn nekk gendarme mën nga génn nekk policier mën nga nekk douanier mën nga génn am liggéey dans la vie civile nga nekk chauffeur menuisier wala doon parce que ñoom dañuy tabax. benn cérémonie présentation programme national pour éducation à la citoyenneté ministère de la jeunesse da koy nar a organiser ci aljuma bi di ñëw ñu yaakaar ne boobule programme du des rek ci ay wax. voilà merci Marcel ñu doon déglu reportage bile ak waxtaan wi nga xam ne Cheikh Ngokok Mandiaye Gaye moo bind livre bi ñu tuddee problématique de la citoyenneté au Sénégal nee ñu nag sénégalais du lekk jëwam boobu ba tey maa ngi ñaaxee ci ni ñu war a toppatoowee sunu ay édifices ak yenn ci ay joyaux yoo xamante ni am nañu ko nañu gën respecter normes de civilité yi c'est important civilisé réglé. bu dee sa kër comme ni ko Mandiaye Gaye waxee léegi nii li nga buggul ñu def ko ci sa biir kër itam boo génnee ci biti fexeel ba am même comportement moo gën setu ginaar taaru biti sale technique yooyu yëpp c'est à éviter nañ ci bàyyi xel dina permettre vraiment ay train wak lu ñu mënti am mu mën a yàgg ak ñun
ba kenn du ñu reetaan quoi chaque jour ma di leen sénégalais yi ci boppam ñooy xas seen moroomu sénégalais ci baat bi ñuy faral di wax sénégalais dafa mal civilisé donc ñun itam nañu góorgóorlu ba bu ñu dee sedd ci gaal googu ñu bañ caa lekk donc merci à Marcel ak Thierno Laurent Mendy Thierno Laurent nag je rappelle que c'est un caméraman de ngénte moom caméraman nu mbootaay la caméraman nu tudd caméraman nu mariage caméraman nu jàkkaarloo caméraman nu xawaare xaw ma lu tax Marcel yóbbaale ko ci lu sérieux li mais quand même c'est un bon caméraman quand même il reste un bon caméraman allez midi 28 mooy doog a jot le temps ñuy installé Adjot Ndeye Diouf mu Serigne Fallou mii nga xamee ni mu ngi doog a yegg si pour ñu waxtaan nag ci datam bile ñu jàpp ko nag ren ñu fas yéene amal guddi gu mag guddi ngoyaan lay doon waaye xam nga tey bu ñu naan tradi moderne moom Adjot Ndeye Diouf def na relève bi bu dee ñu mel ni Adjot Kiné Lam ak ndaanaan yu mag yi dañu ko fi jiitu moom fexe na ba bi mu ñëwee occupé na position boo xamante ni tey ku sañoon doon Ndeye Diouf bu la ngoyaanalee nga kontaan bu la defalee itam musique bu moderne nga bëgg moo tax ñaare bu dee génne bande daf koy def ñaari version xalam version ngoyaan ak version tradi moderne mu fas yéene nag njukkal sénégalais yi loolu laa ko laaj ne ko ren nu guddi gi demee mu ne ma damay delloo njukkal sénégalais yi ci cofeel gi ñu am ci man ndax ñu ngi ciy jàpp mu ne ma dañ ci waxtaan bu ca kanamee sañse bi rafet lool xaw ma nag nii nga def tey le 14 moom loo nar problème am nag mooy maak moom dañoo bëggante nobante lool sax léegi nag sama xuloog moom mooy date bi mënu koo wax 14 janvier la mais boo ko ne 14 janvier mu ne la 14 janvier laay wax sama yoon nekku ci ginnaaw nag 14 janvier la nañu bàyyi ba 14 janvier ñun ñëpp ñu àndandoo dem fi nga xamee ni moo di théâtre national Daniel Sorano le temps que équipe technique yi di ko brancher le micro mag ñoom seen ñu mën a déglu ay kàddoom j'aimerais delluwaat ci beneen studio bi fekk fa Cheikh Ngoné Cheikh ñu ngi lay nuyu. Tu m'avais dit par chez Cheikh d'accord tu as dit Cheikh Anta Diop kon Cheikh Anta Diop am na fi reportage man de mag laa léegi reportage bi lan la te takkuma say weer xaaral ma xool baal leen ma de il paraît que am na reportage bu des oui c'est plutôt un reportage ci Coupe d'Afrique bi ca Cameroun suñu équipe nationale bi yegg nañu démb ci seen camp de base. mu nekk ci dëkk bu ne foofu ca Cameroun regroupement wu 19 joueurs yoo xamante ni fule nañu tarmac bu aéroport bu Cameroun Bakary Cissé lañ ci àndal. Aliou Cissé a débarqué avec 18 joueurs ce mercredi. gaynde Sénégal yi yegsi nañu Bafoussam ak te fukki gaynde ak juróom-ñett ci àllarba yi ñoom gaynde yi nag wàcc nañu ci aéroport Douala ginnaaw ba ñu jugee Dakar toog nañu ca aéroport boobee ñetti waxtu foofa ca Douala doog a ñëw Bafoussam gaynde yi nag mel na ni xarit ak membre staff yu feebar yi ñu bàyyi Dakar neexu leen ndax feeñ na ci xar kanam yi jàpp nañu ni nag juróom-ñaari gaynde yu Sénégal am nañu feebar bii di corona naam fédération ñett la doon wax lii yëpp nag indi njàkkare ci préparation gaynde yi jëm ci CAN bi. La sérénité n'est plus de mise dans ce... Voilà, merci Bakary qui est en train de suivre donc nos Lions qui sont arrivés hier au Cameroun. Cameroun nag y a une forte communauté sénégalaise bu fa nekk am na dëkk bu ñu naan benn quartier bu tudd Briqueterie il paraît que comme Centenaire ni fi chinois yi bëree Briqueterie noonu la fa sénégalais yi bëree donc xam naa ni ñoom même bu fekkee am na ñu fi jógewut dem wóolu nañ leen ci supporter sunu gaynde yi donc merci à Bakary qui est en train donc de suivre équipe bu Alioune Cissé. Sadio Mané notre ami ñu ngi koy béggee fu ñu toll on a reçu le maillot bien dédicacé Sadio Mané nee na inconditionnel u Midi Plus la surtout vendredi yi daf koy seetaan di rey rek maag Oustaz Mout Fall d'ailleurs demain il sera avec moi ci Midi Plus bi nuyu itam yeneen gaynde yu ku lim juum mais en tout cas lépp dañ koy teg ci loxo Sadio Mané on est tellement content yàlla na suñu borom may leen ay ndam en attendant Adjot Ndeye Diouf di tàmbali ma taal clim bi dafa tàng di te kenn taalu ko woon kër gi ku wax lii wax lële
ma taal clim bi muy sedd ma tegal leen benn clip bu Ndeye Diouf mu Serigne Fallou oui guddi gi guddi Serigne Fallou la le 14 janvier ca théâtre national Daniel Sorano en attendant Pire mi yegg si ci plateau bi ñu béggalee leen ak li nga xamee ni ajot Ndeye Diouf woyoon na ko jagleel ko Alaaji As Ndaw bëlëb ndukumaan kenn dootu ko laajte gañaa ga yow sañse nag ak way yëfam la ajot Ndeye Diouf mu Serigne Fallou moo ñu fekk si léegi nii ci plateau bi ñu fas yéene waxtaan ci date bi nga xamee ni jàpp na ko man saa yu ma ko gisee damay bëgg
voilà ndax cofeel démb ba tey ñu ànd mu yàgg a bégal sénégalais yi defe naa laataa ñuy tàmbali waxtaan bi dañuy dem ci beneen plateau bi fekk fa Chérif Dia nuyu ko bu ko defee mu jox ñu titre yi laataa mu koy développé ca kanam bu benn waxtu jotee ci xibaaru diggu bëccëg gi xam naa ni Chérif di nga ñu yóbbu port ab lakka fa am daañu dem itam Ndar bokk na ci ponk yi nga fas yéene développé bu benn waxtu jotee ñu ngi lay nuyu Chérif. maa ngi lay fay Pape di nuyu mbokk téléspectateurs yi ni nga ko waxee noonu la ak lakk bu am ci zone industrielle soriwut nag port autonome bu Dakar benn société boo xamante ni daal day jaay wàllu pneu donc moom moo fa tàkk 3 heures du matin ba léegi safara soosu nag alkaati yi rawatina kon ñii di sapeur pompier ña nga ca ngir fay ko dun ci ñëwaat ci ñoom gën a yaatoo élection yi léegi tey mu daal di ñëw li ko waral nag mooy campagne bi nar a ubbi samedi ba tax na préfet bu Saint-Louis moom mi ngi dànkaafu fonctionnaire yi nga xamante ni seen yoon nekku ci bëggan ci profito ngir di absenté seen bërëbu liggéeyukaay yi moom nag mi ngi yëkkati kàddu yooyu bi mu doon dalal matériel électoral bi Pape dinañ ko yaatal ci kanam. ca kanam tombeek benn waxtu jot daañu ànd ak yow ak rédaction bu télévision Futur Média lu ko mooy wéy leen di xool suñu site internet muy www.igfm.sn ajot Ndeye Diouf mu Serigne Fallou ñu ngi lay nuyu kontaan nañu bëggoo sax ku la ñu Ndeye Diouf rek dàkkantal bi da nga koy obligé nit yi. Ndeye Diouf mu Serigne Fallou. moo ma neex de ku ma wax beneen rek ma mer. nga mer waaw ndax lépp coow li yëpp Serigne Fallou la. waaw sant yàlla julli ci yonant bi. sant sama ñaari waajur. sant Alaaji Fallou Mbàkke sama sang bi. Baye Cheikh Abdou Karim ak soxna Maam Say ak soxna Mbène. di siyaar sa papa Xaadim Rasul borom jumaa ji ak waa Louga. di leen ñaanal yàlla jàmm di kontaan nag tey ci plateau bi trop. bi ma ñëwee jàkkaarloo yow sama xarit bu yàgg bi. sa xol sama doomu xol. parce que sama papa laay wujjeel comme sama papa laay wujjeel nag xam naa ni tey comme maa aye dinaa kontaan te sénégalais yi dinañu kontaan. ni la sénégalais yi bëggee fi ñu la def. ci sëg yiw macha allah ci sëg mën a way ci sëg mën a sañse kenn déggu la ci dara. ci bëggal ñu rek la ñu lay dégg ba nga tàmbalee ba tey loolu lan la ajot Ndeye Diouf. sant yàlla rek sant yàlla Pape ndax benn nit ku la bëgg rek. jar na daw ba dee. kon bu la nit ñi soppee ngay tëgg guddi kenn toogatul say xarit nelawatuñu ñi ngay wéy nelawatuñu ñi nga tuddee guddi nelawatuñu. ku nekk ngi jóg ngir bëgg li ngay def baax. loolu sant sama borom rek la sant yàlla sant yonant bi. waaye nag bul fàtte ne guddi gi sponsor bi Serigne Fallou la. dëgg la de. xam nga guddi bu ko Serigne Fallou nekk sponsor am ndax dafa am lu am solo lu waral sëñ Fallou moom ma sa doon sama sponsor ndax guddi gu ma tëgg moom laay njëkk a wëy man sëñ Fallou laay tàmbalee moom laay tëjee. ndax ku nekk xam na ne sama coow li may coow yëpp Serigne Fallou la. may def sama guddi ndeysaan benn sëtam maa ngi koy nuyu Serigne Fallou son yi bu doomi sëñ Fallou ko jur. yu ñuy wax sëñ son yi bu. mu woo ma ndeysaan daal di baat bi xaw a sedd mu ne ma ndey lu sa baat bi sedd ni ma ne ko dafa am daal fu ma wuti woon sponsor. affaire bi te dañ ma doon defal sama kii bi te ren mu xaw a dëgër. moo tax ma jaaxle ni mu ne ma yow sëñ Fallou sa sponsor. looy doyee sponsor. wax na dëgg barke Mamadou Fadal keroog laa pare ci wax jooju. xam nga kon Alaaji Fallou buy sponsor guddi gi. duñ man lu dul bég te xam ne Serigne Fallou koy couleural boppam ndax moo ko moom. te boo ànd ak moom doo namm dara. man moom namuma dara ndax sëñ Fallou. waaye xool ko ci man. lépp lay dugg sëñ Fallou daa mën a sot. nee nga 4x4 yi ñuy dawal ci xéewal yi la. waaw émission yu neex yi ñuy def sénégalais yi di ko bëgg ci xéewal yi la. or yi ñuy takk ci xéewal yi la. visa yi ci xéewal yi la. bernde yi ci xéewal yi la. taax yi ci xéewal yi la. ñi ñu bañ sax. ci xéewal yi la man de sëñ Fallou yenn saa yi ma jàkkaarloog nataalam bi ne ko yow. ni nga garaawee yooyu laay wax ak moom. man nee naa ko man xam naa ne sax mu ngi may dégg di ma gis waaye bu ñëwaatoon fi moom. man dina ma poñe. ndax man kuy xeex sax ñu man ko ma dugal ci sëñ Fallou man lépp laa ko woo man samay mbir. soo duggee sama néeg fukki photom laa fa def jàkkaarloog moom. kon nga yëy lu ma jaaxle daal moom daal samay programme moom. dama naan yàlla daal maa ngi ñaan ci barke Nabil Moustapha ci barke jëmm ji nga xam ne nee na yaay waayam. ndax fàllum yàlla la. wallaay fàllum yàlla la. waaw moo tax nag moom loo ko moom daal waayam daal du ñeewaayi kenn. wallaahi xam nga boo tuddee sëñ Fallou moom sama xel day dem ci Adjata Ami Galaslo. moom daa bëgg sëñ Fallou ba nga xam ni. trop ma nga màkk actuellement xam naa ni bu déggee li dina bëgg. mais Fallou yi ci réew mi yëpp ñu ngi leen di bëggee budul sax way yi ak ngoyaan beeg ni nga ñuy béggalee. sëñ Fallou sax day tax ñëpp ñëw. Illaahi Sëriñ Fallou Mbàkke Pape damay sant yàlla bi ma yàlla booleeg Alaaji Fallou ndax sama maam Ndumbe Mbuub fii ci Dridis ci Dakar mook sama papa daan ànd muy laajal
sëñ Fallou àllarbay sëñ Fallou moo tax bi ma jëlee sama bopp ne Ndey Juuf mu sëñ Fallou sama papa ne àllarba ja ma doon laaj Dakar di ko ànd ak sama baay ba moom la ma yàlla fayee Ndey Juuf mu sëriñ Fallou dëgg la de kon man sama lépp Alaaji Fallou la may siyaar doomam ju baax ji sëñ Abdou Karim ak sunu xalifa bi nga xam ne mooy sëñ Abo Baraka mu baax mi nga xam ne keroog ba ma wéyee baayam dem seeti soxna maam say Mbàkke mu may ma terrain soxna Ndey Mbeen may ma terrain sama buntu ci kër sëñ Fallou muy soxna Ndey Mbeen mu sëñ Modou Diop Paxa sëñ Abdou Karim daf ci dolli ay mbir sëñ Abo Baraka mi soxna maam say Mbàkke ne ma demal ci sëñ Abo bi ma demee xaalis bari la ma jox ne ma lii ay tonni ciment nga koy jëndee pour tabax terrain bi la moom sëñ Abo ñoom dañoo bëgg seen baay loo leen naxee ci sëriñ Fallou rek sëñ ma Moustapha Alaaji Baara barki dee moo Njaay ma nuyuwaale Xaadim Guèye dañu dajee ci palaasam ndeysaan sama càmmeñ ju baax jooju nga xam ne ñu koy wax Xaadimu Alaaji Baara mu sëñ Fallou rek la bëgg ñu dajee sëñ Moustapha Alaaji Baara nekk fa ma ne ko maa la gën a bëgg sëriñ Fallou mu ne ma xoolal yemoo ma fii Pape nee na yemuma ko fii moom kay dañuy njëkk sëñ Moustapha Alaaji Baara ndax nee na ma moom ci Serigne Fallou la jébbalu xam nga ki jébbalu ci Serigne Fallou nag moom Ndey Juuf xam nga rek man damay kii rek waaye man sëñ Fallou moom du ma nangu kenn suñu groupe bee ñuy wax bëgg Fallou aram caat jiite ko dama neen laan maay numéro 1 mu ko famet dama naan ko man mii maay numéro 1 loolu la ñuy xuloo maay numéro 1 du ma nangu kenn jëkku may ndax sëñ Fallou moom da nga koy bëgg ba dof rek ndax doomam yee ko gën Sénégal nag dafa neex parce que maa ngi ci waxtaan ak sama benn xarit bërki démb maa ngi koy nuyu d'ailleurs Ami Samake ak borom këram Babacar Diop Satar ñoom moom holding Baobab ñi ngi waxtaan ci stabilité ak jàmm ji ci Sénégal mu ne ma dañu war sant parce que bu yeneen dëkk amee ay richesse ñun suñu richesse mooy suñu kilifa diine yi suñu kilifa aada yi suñu sang yi nga xamante ni ñoo ñuy won yoon bi muy fa yàlla parce que ñun ñëpp lu ñu am naqar bu ñu jógee sax bay bëgg a def safaan bu ñu xalaatee suñu sëriñ sax mënees na noo toog te bu sëriñ waxee ak taalibe bi day dégg ndigal toog yooyu yëpp ay valeur la yu am Sénégal moo tax dañu ko war a sante yàlla. xam nga nit ñi waruñu perte seen valeur. non ndax àdduna xam nga lu am solo Pape personnalité ak dignité lépp looy am na nga ko am ci digne waaw dignité ba boo tëddee nelaw xam ne lii conscience tranquille moo tax nit kii def ko bañ a ngaf-ngafi ci dara doylu te xam ne yàlla noppi na ci jàmm saa boo doyloo gëm sa bopp yëg sa bopp xam ne lii ngay def yàlla moo dogal ci jaam ñi ne ku nekk bala ngaa dee di nga lekk lii sa wërsëg doo xëccoo ci dara di nga dal di nga teey di nga def lu baax waaw sa diggante ak sa soppe yi histoire bu yàgg la bi ngay doog a yegg si Dakar di ànd ak ku mel ni Ajot Majoojo Ñing ñu ngi gis ay image archive yoo xamante ni yaa ngi nekk ci ginnaawam di ko aw moom Majoojo Ñing nga continuer téye flambeau bi di góorgóorlu ba tey nga toll fii nga toll ca ndorteel ba metti woon na xam nga kooku tey bu ma solo ndax xam nga Saalum du solo day wéy daan cuune rek continuer li ngeen di wéy loolu nu mu tudd daan cuune ñun dañuy wéy rek di continuer Saalum pire doo ko dégg mu wéy solo loolu nu mu tudd daan cuune rek di wéy rek di continuer waaye yéen a mën maddaa nag waa di maddaa déggum réew ca kaw kese loolu Saalum a koy def waaye ma joojo boo jaaree ci moom rek ndax boo wéyee wéy bu bon li muy njëkk a def mooy gaññi moom ma joojo yàlla na xëppee àjjana fi daw mu ngi nii ku sol ndoket léegi yow kan moo la yow samay noon rek a fi jaar ne la woneel ndoket ndax gis naa ngay lire message xam nga tey man ñëw ma fi ngir noon yi sama guddi gi laa def si bu ma kenn yàqal sama guddi gi di ma indi lay romb kenn ndoket xam nga lu tax damay xeexe yow de xam nga lu tax may wone lii dama bëgg woon téléspectateurs yi xëyoo rek nekk waykat déedéet xëyoo rek doon ku siiw déedéet xëyoo rek nekk diva c'est-à-dire da nga galéré dafa am foo jaar da nga trimé ci jamonoy noir et blanc ba tey nga def sa ndoket ànd ak ndaanaan yi nekk xale bu ndaw ci seen biir donc tey bu 2021 jotee ñuy dégg Ajot Ndey Juuf fépp ci àddina lii moo ko waral parce que démb moo tax ñu naan kii boo wéyee lu bon danaan la carrément li nga way baaxul amul dara lu mu ciy wax danaan la li nga way baaxul dangaa génn gaam kii moo tax ma xam ku génn gaam ma jooju mi yal na xippee àjjana ñu joxoon ko ku baax sëñ Cerno Jaw mu sëñ Modou Jaw Paxa yal na xippee àjjana Firdawsi ndax tey ndax xam nga lu tax moom ma bëggoon ko sama yaay dafa gaañu mu way bàyyi looy sa ngéem du lu ñaaw lu ma bàyyi def ndax moom ma uufoon ma dégg ko ca maabo di ñu teral tey ba ñu màggee fay bor bi la ñuy ñaan déggoo loolu may jooy woy boobu ndeysaan ma ñëw Papa Ñeng ndeysaan maa ngi jaale waale sama càmmiñ ji Moussa Ndiogu ma dem Pikine
ndeysaan mu baax lool Ndiogu Baba. boole maag Yacine Thiam jigéenam boo xam ne mu nga Amérique tey moo ma yóbbu cité pépinière booba ma joojoo nga dëkk cité mi pépinière. ne ko kii yow rek la bëgg. mu tombeek nag muy génnee kasetam boobu mu doon wax naan kaay bu ci dugg. jikkoom doyuma. waaw ma awu ko man bu ndaw Ousmane Seck ak Ndiaye Samb Mboup. ndeysaan loolu yàgg na Pape. wallaay ñu ngi seen ci image archive yi. bu ndaw Samb moom it moo mën a way. Cheikh Tidiane Tall ci ginnaaw Ousmane Seck tamit. daan awu ndaanaan yi. bilaay Ndiaye Samb ko ndoket bële kan la. ndoket bi Ndeye Diouf mu sëñ Fallou la ndoketu Assou Diouf sama géer gee ma ko ñawaloon Assou Tabar booba nag yee xew. di nga fi gis ñu bari ñu ko ñaw nag gis nga Pape gis nga. billaay ku la namm rek bàyyi baax na rek. et puis da nga yàgg bëgg àddina. waaw bëgg sañse. waaw bëgg sañse da nga yàgg bëgg sañse. maa yàgg bëgg sañse moom ci sama fii la nekk. maa ngi lay tooñ bi ngay doog a ñëw nan la. sa anniversaire bi mujj Sorano. yi nga sol. ak la nga fa def ci sañse. ndax di nga defati lu mel noonu. yow ren la raw. heure bu ma anniversaire day raw ndax sama géer ñi dañ maa bàyyiwul. maa ngi nuyuwaale sama doom ju jigéen ji Ngenar Samb. Ngenar nga xam ne daf ma mu nga ca sayaatal. sama doom jooju mbubb yu bari la jënd yónnee ma ko. ana Pemel. Pemel Sall dama koy wéy ci guddi gi sama doom ji moo ma yóbbu say moo ma. man maa ngi ci Pemel rek bu julli jotee ca moom laay jullee ca tabaski mu rey xar yi kori El Hadj Fall. dama koy wéy ren ci guddi gi jógee na Amérique ñëw. mu ngi Sénégal macha allah te day ñëw ci guddi gi rek a ko yëkkati. wallaahi kon ñu ngi ñaan yàlla ji astu sare barki démb. daf ma woo ne ma demal ci kuy jebal ma foo xam ne ñu jox ma borode boo xam ne. su ma ko solee ci guddi gi toj. Awa Ndaw sama juddu ba ca Amérique lépp luy cuub ci guddi gi moo ko res. moo jënd cuub yëpp. moo jattu sànqare sama gér ga ca France. kon da ngay mujj man ren damay toog ba mu yàgg Khady Diop sama aawa bi Kor As Ndaw ba démb la ma yónnee mbubb moo xam ne. man damaa toog ba mu yàgg ma ne man lu may sol nag ci guddi gi. ndax fu nekk la mbubb yi di jóg. mais yéen géwél yi seen vie neex na noonu la ñuy def toog rek gér ñi di leen teral di leen indil yu baax mbubb yi ñëw xaalis yi di ñëw ak teraanga yi. man xam nañ ne damaa bëgg ay mbubb man damaa bëgg sañse man sañse rek laa bëgg. man damaa bëgg sañse togg gu neex kër gu set te xeeñ cuuraay. jaamu yàlla. loo am muñ. sant yàlla sant sa borom. mais lan mooy ndax mën nga ñu expliquer diggante géer ak géwél. yenn saa yi sama classe gu gàtt xel gi comme li ma baat bi ma génne léegi ne yéen géwél yi da ngeen di toog rek ñu leen di teral. bëri na ay nit yu def xeetu commentaire yooyu. mais diggante géer ak géwél lan la. waa léegi Pape man li may wax géer gi. géer gi mënu ko wax boppam. dëgg la boo demee fenn di bàkku naan maa man lii. man laa da ngay soof nit ñi man maay waaja. ñu naan yow xoolal kii di jëmaamu. Lat Joor la mu waxoon rek bañ ne ko yaay kan daf ne bàyyil ba mu yàgg. ba mu yàggee ba géwélu juddoom fekk ko fa. xam nañu ne géwélam ñëw na nit ki mënul saatu du wat boppam. nit sa géwél rek la mën a fekk fenn wax la lu baax ndax boo toogee naan maay diw maay doomi diw maa man diw te ca maam yabal tey la. géwél du fi jóg ba àddina tukki. kon géwél ñun géer ñi dañu seq ak ñoom bala mañ say sama doom ji ngalik bi ji astu sare mi ma wax léegi bala mañ sa la nday maram jong yaay bint sama taaw bi sama bala mañ sa bi ji astu sare yenn saa yi mu def teranga ba dama naan te ñu ko jox réew mi dëgg la de ci mën lu baax rek barke yonent bi guddi gii da ko boot di daw ak moom te waxam bëriwul ngalik ak fépp a ngi waaj nag di ñëw nee na ma yaa ma dóor dootoo ko defat wallaay dóor fenn doo gisee mu neex mi naan ma yaa dóor sama waaji non moo tax guddi gi daal lu ma la mën a waxal barki démb laa jógee sawkoon ci sama waaji Abdou Latif Coulibaly da doon def benn kubam way naa ko lu neex dem sookoon ñu teg podium yi ma ndaga fa ndaga lu mel ni tuleeg man mu teral ñu njóogu maam paati jéeri ko léegi wàkk mi ci somb ñun daal amuñu fayu géer ñi xanaa ñaanal yàlla géer ñi gudd fan ak wér pap loolu la ñuy ñaan nga génnee ay band yu bëri sànq wax naa ko am na ndeysaan kilifa gu mag gu ma yónnee message nee na ma yéen a ngi bëggal xale yi tout le temps ci télé bi waaye tey comme Ndeye Diouf a fi ne mag ñëpp bëgg a kontaan lii nga teg ci digganteem ak Majoojo bu ko wàcc boo ñu ko mënee tegal xanaa ma teg ci tuuti rek ñu déglu ko doog a dellu si parce que nag li ma wax sànq rek Ndeye Diouf du tey rek la xëy rek nekk woykat dafa trimé dafa raam ba agsi fi mu egsi preuve baa ngi nii ci image archive yi mu bëgg nag cassette bu ma jëkk a defaat naa ci dugal Ablaye Naar fekki wu ma ko waaw Samba Mbayaane waay juufe bu bala ñaan kenn jëkk na mu jël Samba Mbayaan xare ba ca cuucuut fa yóbbu buum jarga jala jala Samba Mbayaane Sama Mbayaane
ak ma xak ma jéey sama bayaano xaar mbay ma jaaga may sa joor cara binta faale ma taar binta faali waaye maa ngi lay bàkk ci maam ami Mbàkke doomi sëriñ Seex asu bu dee yaayam xuree jaay yaayam xuree jaay gaat naak fa takko am ta takko jaw jaw bu gel jaw jaw ko du yaa et puis nga yàgg taxaw ci ay kanamu ndaanaan yàgg taxaw ci ay kanamu waykat yi mag yaa ngi jooy sax kii way li la wallaahi yal na xib ka àjjana amiin bi muy gaañu dama dem Amérique mooy sama yoon bu njëkk États-Unis waaw yegg rek benn journaliste woo ma fekk sama téléphone rumin laa ko def mu woo ma rek nuyu ma fay ko mu ne ma dama bëggoon ñu def nga def benn témoin ci ma joojo ma ne ko lan moo xew mu ne ma joojo te dem naa seeti ko mu ne ma demal nga tukki man dara du ma dal fii nga may fekkaat dara du ma jot ma dem tukki mu nax ma gaañu sama ginnaaw ñu woo ma noonu laa ko yëgee keroog Amérique toj naa ko ndax moom daf ma won ne ma ndax moom boo ko fréquenté di nga am yar ku diiñ la du dem fuñ ko woowu te di nga ñàkk ki ñaan teg di nga ñàkk te doo taxawaal taxawaalu lamb loon xam nga ndaanaan li ci yées mooy lamb ndaanaan du lamb luñ la woo nga dem luñ la woowul nga dem koo gis xëcc mbubbam du yokk ndaanaan bon xaaral moo xale yi ñu may la mouchoir bëgguma la jooyloo ndax Amérique boobu maa ngi fàttali ko ca nga demee ci boutique ba di wut jean bu rëy big size damaa bëgg mu reetaan nañu ko may mouchoir ci ginnaaw ajot Ndeye Diouf ma Serigne Fallou 14 janvier mooy guddi gi nga xamante ni moo ngi koy préparé ca théâtre national Daniel Sorano est-ce que très rapidement mën nañu ma dimbali kenn ci assistant yi ci ginnaaw ñu ñëw indil ko mouchoir am na ñoo xam ne boo leen tuddee faaw yaram daw ajot ma jooju ñi ngi da caa bokk moom nag xam naa ni bu fi nekkoon kenn du ko jiitu ci guddi gi bëggoon naa xam nag lu tax boobu ba tey Ndeye Diouf di woote Sorano nit ñi ñu ngi dem Grand Théâtre nit ñi ñu ngi dem ci yeneen i bërki dem rek yu su toj na Dakar Arena mais yow dafa am relation bu doy waar ci sa diggante ak salle boobu di Théâtre National Daniel Sorano xam nga Pape salle boobu man damaa bëgg man kóllëre man miin dee laa miin dee xam naa ci dara su ma jàppee rek du ma bàyyi Sorano dama fa commencé sama premier guddi def fa deuxième te defuñu ma dara te yàqaluñ ma dara ma di fa yóbbu samay nit ñi di ma fa fekk te jigadiwuñu ma di ko feesal man du ma dégg maanaam du ma topp ci riirandoo damay def li sama xel dal li nga xam ne su ma ko defee tëdd nelaw te du ma stressé ndax wëy àndul ak stress bu la leeree ne boo wootee Sorano billet yi ngay jaay carte yi nga xam ne moom ngay jox sa nit ñi sa niti bopp rek yow ñi ngay seetaan ñi ngay gis ci scène bi amul kenn kuñ la jëlelee feneen say niti bopp ñëw jënd say billet ñëw jàkkaarloo yow seetaan la daf lay gënal toujours nag ren jii rek sama benn géer noonu na ma dama lay fayal Grand Théâtre ma ciy nuyuwaale aji si mu baax mi nga xam ne mooy PCA bi baax loolu sama soppe la nekkoon fii TFM bi ma ko jotee kan ci Adja si mooy kii bi PCA waaw PCA kii Grand Théâtre buñ ma mayoon musuwaar nag dina baax ndax man moom dañoo yéex rek xale yi ñoo mel ni ndax moom samay jooy man du arrêté te ma joojo moom ndeysaan ay waay nag kii indi musuwaar bi daw yegg si waaw ndax yàlla waaw nga xam ne nit daal da ngay def Pape li nga xam ne moom nga war a def xoola jëmm ji xoola tey xoola plateau bi Fat Thiam Samb Ndeye Seck signature aji suñu yaay ji yal na fi yàgg xaar may ma jaaga sama mag ju jigéen jooju sama yaay jooju yal na fi yàgg ndaanaan yëpp a ngi fi aji ki ne laam sama mag ji ñoom ñëpp a ngi fi macha allah jaal mbaay àdduna nii la rek moo tax na lépp rafet waaw nii la rek na lépp rafet Pape parce que li tax ñu war a rafetal mooy yii nii rek lay mujj yal na yéex lépp ci nii lay mujj jàll wallaahi donc Sorano bi xoolal Faat ki ne mbaay Sorano bi loolu moo ko waral gaaw waaw li waral Sorano bi ci la ñu tolloon waaw li waral Sorano bi mooy lii ma la wax rek mooy daal comme ni ma def ak waa TFM yi rek nga xam ne heure bu may guddi di ci nuyuwaale borom kër gi su mari seen di ko ñaanal yàlla jàmm guddeem gi bërki démb yàlla na ko jikk
lu mu ci jëlee yar na ko muurloo. di nuyu Boubacar mi ñu tuddee maamam. di ko ñaanal yàlla jàmm Njaga Nduur sama càmmeñ. ñoom ñëpp maa ngi leen di ñaanal yàlla jàmm ak madame Ba. Oumy Ndiaye madame Ba. waaw moom nag Saalum mu nga dëkk jëkkër jaa nga dëkk Nioro ci tuddee yi la. dem naa bi ma demee Nioro. waaw dañ ma accueillir comme buur. waaw dëgg la de foofu mooy dëkk Maba Jaxoog Maamu Ndëri. waaw foofu mooy dëkk Maamu Ndëri. madame Ba. wokk mi ci sombo jéeri ko li njóogu maam tu peux venir amène les mouchoirs, y a pas de souci. C'est pas grave. Le 14 janvier nag date la boo xamante ni daanaka yaa ngi ci ànd ak ay sponsors mais est-ce que kilifa yi ñu jàppale nañ la ci. parce que defe naa ku fi lang te bëgg sa guddi neex. il faut que am ay ministère de la culture. am ay kilifa yoo xam ne dañ ciy jàpp. première dame par exemple sa xarit la Maman Africa la. ndax am na ay jàppale yu jóge ci ñoom. waaw jotaguñu ci nag waaye am nañ yaakaar ne. mën na nekk heure bu ñuy guddi nag dinañ bind lettre yóbbu fondation bi. muy ci Marème Faye mu baax mi nga xam ne mu ngi jàppale jigéen ñi. première dame. di jàppale borom këram. waaye nag daanu xalanguñu ne dajul suuf. jotaguñu ci waaye. mu ngi def bu koor jotee. madame Mbeng wooñu. bu tabaski jotee madame Mbeng wooñu teral ñu ñun communicateur traditionnel yi. lu ñuy def nag Pape Mansour Mbaye wooñu ci ñu dem. heure bu ñuy guddi nag dinañ bind lettre yóbbu fa yóbbu présidence. yóbbul ministre de la culture. te xam naa ne Khoudia Diagne suñu doom jafa nekk nga xam ne suñu lépp la. woo nañu xam naa ne dinañ ci jàpp nee na Fatoumata Tall nag mi nga xam ne sama doom jooju nga xam ne. démb la ma assistance am woo. teral ma moom dafa gaaw mu jàpp ci guddi gi waaw. kooku ministre de la jeunesse. waaw kooku sama doom la di doomu mata ñun ay yumpaañam lañu. ba pare nag mu bëgg boppam bëgg yaayam. bëgg mata si jàllu sama waa jooju nga xam ne. nee naa ko yaay marraine à vie ci sama guddi. ndax fi ma fekk ak fi ma indi moo ko waral te ni da ngay jàpp sa kóllëre. bu sëbaa boo amee keneen boole ko ci mu gën a bëri. macha allah waaw waaye daal ñu ngi xaar daal jàppale yi waaye nag. ku mel ni Ablaye Sow. mu Kaffrine. woo na ma jël ay billets wax dëgg yàlla jàpp ci guddi gi. ne damay jënd ay billets ñu bari ñëw. comme ni ko mata si jàll borom guddi gi defee nga xam ne bi billets yi génnee dafa jël ay billets jox waa Kaffrine. woo ay bokkam woo ay doomam. Latif Coulibaly noonu waa Sokone a ngi waaj. Pape Diop an Kamir sama càmmeñ ja ca Angleterre Pape Cheikh. nga xam ne dama wëy papaam daf ma wax ne ma dama bëgg nga wëyal ma sama papa. ah yaa ngi may dégg. dama bëgg nga wëyal ma sama papa. muy Pape Diop an Kamir. jënd billet jee astu sare ngalik bi. waa Touba ñëpp a ngi ñëw. maanaam daal sama nit yi. su ma tëggee guddi ku nekk ay jóg jàpp ci Ablaye Diouf Sarr. tey jii la ma war a recevoir. macha allah. woo na ma ne ma tey laa lay recevoir jënd ci billet yi jox waa Yoof teral la te noonu la koy defee at bu jot. Ablaye Diouf Sarr. ma koy ñaanal yàlla na yàlla yeggali. te li muy wut yëpp yàlla yombalal ko. amiin balaa ñuy àggali ci waxtaan wi ci guddi gi. le 14 janvier bay joxe am na ñu bëgg am ay billets am na ñu bëgg a jàpp ci guddi gi dinañ leen jox ay information yu am solo xam naa ci kanam tuuti en attendant dama bëggoon. ñu seetaan publicité yi laata journal bi doog a àggali waxtaan bi ak Adjot Ndeye Diouf mu Serigne Fall. tey nag mu seet suñu spécialement ngir waxtaane guddeem gi nga xamee ni date bi le 14 janvier la incha allah ca théâtre national Daniel Sorano.